Enquête 221. L'information en temps réel, c'est ici et non par ailleurs. Enquête 221. Le chemin de l'information. Sénégal tàngoon na jëri ci manifestation ci fan yële ju génn ñu bëri daat ci ñàkk seen bakkan am sax ñoo xamante ne nii am nañ ci ay gaañu-gaañu yu metti bokk na ci sax gendarme boobu nga xamante ne nii élément GIGN la te bu ñàkkoon loxoom ci fan yële ñu génn ci biir manifestation yi li ni mel moo tax ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome gannaaw kàddu yi ma yëkkati woon ci fan yële ñu génn niki tey jii dem na doxantu di seeti ñi nga xamante ni am nañ ci ay blessé bokk na ci ay xale yoo xamante ne di bari nañu loo nekk ci hôpital yi waaye tamit élément GIGN boobu nga xamante ne di moom mujjee naa recevoir ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome gannaaw kàddu président de la république yi nga xamante ne ni yëkkati woon na ko di xamle ne ñi nga xamante ne ni am nañu ay blessé ak sax ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan seeni famille danañ leen jàppale bu baax a baax dafa mel ni tànk yi njëkk yi ministre de l'intérieur commencé na ko dox ndaxte ni ki tey ji déplacé wu na dem ci yenn ci ay hôpital di seeti ñi nga xamante ne ni ay blessé lañ li ni mel nag ñu bëri rafetlu ko lool ndax taxawaay bu rafet la Sénégal yi nga xamante ne ni blessé wu nañu kilifa gu toll ne ministre de l'intérieur dem seeti leen geste bu rafet la moom nag ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome mu ngi àndoon ak haut commandant de la gendarmerie nationale ak directeur général de la police nationale dem seeti xale yi nga xamante ne ni amoon nañu ay blessé ci manifestation yi ñu jóge ci fan yee ñu génn moom ministre de l'intérieur nag Antoine Félix Diome bi mu demee ba jàkkaarloog élément GIGN bi nga xamante ne ni moom tam ñàkk na loxoom ci manifestation yi ñu génn di wéy ci turu Mohamed Ka moom Mohamed Ka kontaan na lool ci geste bi nga xamante ne ni ministre de l'intérieur def na ko rafetlu ko ministre de l'intérieur moom génn foofu demaat continuer tournée bi nga xamante ni moo ngi koy def di seeti ñenn ñi nga xamante ne ni am nañu ay gaañu-gaañu ci manifestation yi ñu jógee actualité bi tamit bokk na ci Ousmane Sonko mi nga xamante ne ni niki tey ji dem na seeti ñi nga xamante ne ni mu di mouvement Y'en a marre tey ci alxamis ji yemook 11 mars 2021 Ousmane Sonko ba léegi si sax mënul yegg si ndax mbooloo mi nga xamante ne ni tar nañu ko gannaaw ba mu jógee di dem seeti mouvement bi di Y'en a marre rafetlu seen taxawaay waaye tamit encouragé leen si seen liggéey bu noble bi nga xamante ne ni la ñu nekk te ragaluñu ci kaso ragaluñu ci ay blessé en tout cas ak lu ci mënti xew na ci ñëwaat ci na mu gën a yaatoo ndax fi mu toll nii ba jamono ji ñuy wax ni Ousmane Sonko yeggagul jàkkaarloo ñi nga xamante ni moo di jeunes yi nekk ca biir mouvement bi di Y'en a marre la ñu ci remarqué nag mooy jamono ji ñuy wax ak yéen mbooloo mu bëri ñoo ko taxaw di ko xaar moom Ousmane Sonko gannaaw bu mu amee liberté provisoire boobu ba léegi nag génnagul tey ji mooy génn bu njëkk mu jagleel ko ñi nga xamante ni moo di mouvement Y'en a marre ñi nga xamante ni nekkoon nañ ci ginnaawam bañ ko tëjee di xeex ngir liberté am waaye tamit ngir démocratie ak lu ci mënti xew enquête 221 da ci ñëwaat ci kanam tuuti ci na mu gën a yaatoo information yi tamit bokk na ci li ci gën a yaatu moo di détenu yi nga xamante ne ni dañ leen tëjoon ca mag bu mbuur te ñu mujjee rëcc profito ci manifestation yi nga xamante ni amoon na ci fan yële ju gédd daaju buntu mag bu mbuur rëcc tasaaroo ci biir mbuur toll nañ ci ñaar fukk ak benn boobu ba léegi nag enquête ubbi nañ ko ci di wër ñaar fukk ak benn détenu yi fan la ñu nekk ci mbuur wala sax ci Sénégal en tout cas liñ ci xamal ci information yu mujj moo di lu tolloog juróom benn ci ñoom ñooñu nga xamante ne ni dawoon nañu évadé wu jàpp nañu mu des lu tolloog fukki détenu ak juróom kenn xamagul nag ba léegi si fan la ñu nekkee ci Sénégal gannaaw enquête boo xamante ne ni division des investigations criminelles ubbi na ko accéléré li nga xamante ni moo di enquête bi mën nañu jàpp ne actuellement jàpp nañ ci ñoom lu tolloog juróom benn ci ñaar fukk ak benn yi nga xamante ne ni ay détenu lañu woon évadé ca mag bu mbuur ci fàttali nag ñoom ñi nga xamante ni ay détenu lañu nekkoon ci mag bu mbuur toll ci ñaar fukk ak benn te ñu daw génn ca kaso ba ñoom ñëpp ñoo ngi nekkoon chambre 8 bu maison d'arrêt et de correction bu mbuur te ñoom ñi ñëpp sax nag li tax ñu boole leen ci benn ab kaso tëj leen fa moo di ay bandi yu mag lañu yoo xamante ne ni mbiru criminalité lañ leen téyee maanaam rey nit faagaagal doomi aadama ak jëf ju ñaaw joo xamante ni def nañ ko ci doomi aadama ñu tolloon ci ñaar fukk ak benn détenu dañoo rëccoon ci fan yéene ñu génn profito ci manifestation yi nga xamante ne amoon na dañu bëri njortoon na sax ca mag bu mbuur ñu fa nekkoon bëriwutoon ndaxte Sénégal fépp doon yëngu ñu jàpp ne ci manifestation yi bi élément mag bu mbuur yi génnee ci la ñu profito dajj buntu bi ñoom daal di génn toll nañ ci ñaar fukk ak benn waaye juróom-benn yi jamono ji jàpp nañu leen mu des lu tolloo fukki détenu ak juróom ñi leen di wër ci réew mi ak lu ci mati xew waa division des investigations criminelles ñoom ubbi nañ ci ab enquête te jàpp nañ ne nañ ci dem ba sës comme que jàpp nañ ci juróom-benn fukk ak juróomi détenu yi des dinañ leen jàpp ci fan yi ñu jëm seen actualité ci journée bi tamit bokk na ci xale yi nga xamante ne dañoo profité woon ñoom tam ci manifestation yi taal Auchan bu mbaaw bari woon na ci sax ay Auchan yoo xamante ne ni taal nañu leen waaye bu mbaaw bi moom dañ koo taal jëppët ñoom nag xale yooyu am na ci ñenn ñoo xamante ne ni dañ leen a mujjoon a jàpp toll nañ ci fukki xale ak benn gannaaw bañ leen jàppee ni ki barke démb yóbbu leen ci kaso bi ba tey ji na xamaguñu dossier bi ci ban direction la jëm ndax procureur de la république dafa sàkku ne ñu tey ci ndax xamaguñu ba léegi si ban direction la seen dossier bii nar a jëm en tout cas ak lu ci mati xew Auchan bu mbaaw moom dañ ko taaloon jëppët mbooloo mu takku lañu woon ñoom xale yooyu waaye nag jàpp nañ ci lu tolloog fukki xale ak benn ci fàttali sax ñoom xale yooyu dañoo profité woon ci manifestation yi nga xamante ni amoon na ci fan yële ñu génn taal ay entreprise yu bëri yoo xamante ni ay tubaab ko moom bokk na ci ay Auchan bu mbaaw bii ci la bokkoon dara desu fa lépp lu ñu taal ba dara desatu fa woon gannaaw nag enquête bi nga xamante ni ubbi nañ ko ci fukki xale ak benn jàppoon nañu leen ci depuis barki démb la ñu amoon retour de parquet mu nekkoon seen ñaari retour de parquet fi mu toll ni nag ñoom ci kaso bi di xaarandi ban direction le procureur mii nar a jàppee seen dossier bi ñu jeexalee ak kàddu yi nga xamante ne nii ministre de la justice yëkkati woon na ko ca France 24 ci fan yee ñu génn moom Malick Sall doon xamle ne xale yi nga xamante ni dañ doon manifester ci dëkk bi ñoom ñi ci ëpp ay xale la yoo xamante ne ni dañoo meroon
ndaxte ay mbër lañu ñu téye leen lu tolloog atu yàlla bëriwunu lii moo leen metti moo taxoon ñu nekk ci mbedd mi di manifester wu ngir ñu ubbil leen làmb gi Yaxya Jóob Yékini moom tontu na tontu bu saf ki nga xamante ni moo di ministre de la justice di Malick Sall Yékini di xam le ne xale yi nga xamante ni ñoo génnoon ci mbedd mi sénégalais yépp la jaruloon sax ñu leen di caractériser naan ay mbër lañu ak lu ñu mënti doon Yaxya Jóob Yékini di xam le ne ci antenne français yi ñoom suñu kilifa yi saa yi ñu fa nekkee rek dañuy jéem a yàq deru Sénégal kàddoom yi nga xamante ni nag maître Malick Sall moom yëkkati na ko di ministre de la justice lim ci jublu moo di yàq deru suñu culture bii di làmb ñàkkal kersa suñu culture tuutal suñu culture wax waxi dof loolu dong la fa nekkee woon Yékini di xam le ne dof dëgg nag moo di suñu ministre de la justice bi te leen warul ko woon lu dul ñàkk a maîtriser situation bi ak xam li nekk ci terrain bi moom Yékini nag nee na dina ko tontu bu forox fan yi ñu jëm ñuy xaarandi ci kàddu yi nga xamante ne nii moom Yékini yëkkati na ko gannaaw ba mu ñaawloo kàddu Malick Sall yi nga xamante ne nii mooy ministre de la justice ci antenne bu France 24 mbokk yi continué leen di abonné ko bàyyi xel seen chaîne YouTube bi d'Enquête 221 li gën a fës ci actualité bi nañ ci dellusiwaat ci kanam tuuti incha allah. Enquête 221, l'information en temps réel, c'est ici et non pas ailleurs. Enquête 221, le chemin de l'information.